télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñuy programme timis jot na xibaaru timis yi lañ leen di yeggee la ca gën a fës bokk na ci Sénégal ci tiis groupe Futurs Médias ci naqar Abdoulaye Ndiaye génn na àdduna ndaanaan lu kenn du lam-lame la woon artiste bi humoriste bi comédien bi ñu gënoon koo xam ci turu Ndiaye tey jii la génn àdduna ginnaaw feebar bu ko tëraloon ñeent fukkeet ak juróom la amoon dinañ leen gën a xamale ak moom Abdoulaye Ndiaye ñu gënoon koo xam ci Ndiaye comédien moo di kan ñu bari li ñu jàpp ci moom benn la moo di ak mbaax moo di woyof moo di nangoo liggéeyam. leneen ci wàllu xibaar conseil constitutionnel àndul ak direction générale des élections ci li ñu bëggoon ñu rejeter Yewwi Askan Wi seen liste majoritaire ci Ndakaaru fa ñu bëgg a sukkandiku le conseil constitutionnel gis ne dafa woyof te loole àndul ak ñi nga xamante ne ji loolu la yoon dogal ci yooyu le wàllit waaye Yewwi Askan Wi listu Benno bi ñu bëggoon ñu rejeter ko ci Ndakaaru ànduñu ci coalition jàmmi gox yi ak àndu nawle ñoom it la ñu bëggoon yoon fekku ci leen tin waa Yewwi Askan Wi ak waa Benno Bokk Yaakaar seen xalaat ci yëf yi danañ leen ko dégtal ci xibaaru timis yi leneen ci wàllu xibaar mu di njëg yeeg ni ñu yokkee suñu réew di Sénégal mucc ci daanaka marché bi boo fa duggee loolaal dafay seer ñu bari ci askan wi di sàkku ci gouvernement bi mu wut ci ay pexey daar nu mu gën a gaawee lijjanti ko ndax ñu bari ci askan wi sonn nañu Cheikh Diop dinañu demal ci marché yi defal ñu reportage ci li nga xamante ne ji moo di njëg yi mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxirlu ñu faram fàcceel leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias doore xibaaru timis yi ak wile tiis woo xam ne réew mi di Sénégal ci la nekk groupe Futurs Médias nekk ci naqar li ko sabab moo di génnuk àdduna Abdoulaye Ndiaye ñu gën koo xam ci Ndiaye génn àdduna ndaanaan lu kenn dul lam-lame artiste bi comédien bi humoriste bi génn na àdduna tey jii kon ci ñeent fukki atam ak juróom ginnaaw feebar bu ko tëraloon moom Ndiaye moomee moo di kan bu weesoo li nit ñi di gis ci moom ci télé bi ñu ko jege ñu ko xamle nañu ne nit dëgg la woon ku oyofoon la woon ku mënoon a bégal doomu aadama la ku jullite la woon te it liggéeykat la woon dañu ci ànd ak Mamadou Fall. dundam gi yëpp mbéeg ak ree foo ko seen ay bëñam ngay njëkk a seen moom artiste talentueux bi di Ndiaye moo amoon casquette yu bëri comédien waykat ak toppandoo li nga xamante ni moo ni nit ñi ci wàllu baat artiste comédien bi nekkoon animateur fii ci TFM talent yéem ñu bëri moom mu nekk nag humoriste de métier Ndiaye wane na boppam itam ci yeneen i domaine baatam bi foo ko natt wes na ko ci wàllu neex ba ñenn ñi sax jàppoon ni yàgg day doon ab waykat Abdoulaye Ndiaye du turam dëgg nekkoon nit ku yaatu ku ubbeeku ku baax ku généreuse di gis-gisu ñenn ñu ko jege. fii la dooree li nga xam te ni moo di télé ci TFM àndoon nag ki nga xam te ni moo di humoriste bu mag bi di Samba Sine alias Kouthia ci nànk-nànk Ndiaye di lawal turam. prestation yi mu doon def dem ba may ko sax muy def yeneen i émission gëm sa bopp da ngay xam sa bopp ndax mënaloo sa bopp dara bay gëm sa bopp yàlla rek lañ war a gëm dëgg la cam ñu di koy invité léeg-léeg ci ay conférence religieuse comédien bi bu ñëwee taxawaayu waykatu religieux Abdoulaye Ndiaye wuyu ji na suñu boroom bàyyi fi soxna ak ñaari doom moom mu ngi xamante ni dem na ci ndaw levée du corps bi nag daañu ko amal ñaar fan ak juróom ci weeru mai bu fukki waxtu jotee ca Pikine Icotaf rob ko ca Segu Yoof leneen ci wàllu xibaar mu di lu ñeel faatuk xale bu jigéen bi di Fatou Kiné Gaye police xëy na def li nga xamante ne ji moo di reconstitution des faits lu aju ci ki nga xamante ne ji moom la ñuy tuumaal ne moo def ñaawte fii ñu gën koo xam ci turu Xaasimu Ba yóbbu nañu ko ca fa yëf yi amee di ci multi service ba fàttali nag ba muy dem mbooloo moom dañoo taxawoon doon ko yuuxoo ñii di policier it askanu Pikine rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xamante ne ji kon def nañu ko dañuy waxtaane leneen ci wàllu xibaar yi mu di mbiri politique ak
conseil constitutionnel lu aju ci recours bi nga xamante ne ji kon Yewwi Askan Wi dañoo bëggoon maanaam dañoo rejeté woon seenub liste ci liste majoritaire bi ci diwaanu Ndakaaru loolee conseil constitutionnel àndu ca maanaam safaan wala gis ndax dafa gis ne daal lu aju ci fa ñu ko teg administration électorale valableul conseil constitutionnel beneen requête bu mu rejeté mooy bi Yewwi dugaloon ngir bëgg ñu rejeté kon bu Benno Bokk Yaakaar ñu jàppit ne waa gëm sa bopp ak it waa jàmmi gox yi ñoom la ñu bëggoon ca conseil constitutionnel conseil ba nangulu leen ko Ibou Kane la ñuy àndal ci ay leeral. coalition Yewwi Askan Wi dina samp ndëndëm ci département bu Dakar ci falub député yi ñu dëgmal conseil constitutionnel mujj na ko jox dëgg gannaaw bi direction générale des élections nee na lee ab listam jàppoon ne parité bi respecté wuñu ko woon conseil constitutionnel ne lu ni mel teguwul ba tax na sax mandataire am jamono ji conseil bi may na ko mu daldi soppi dindi yenn tur yoo xamante ne ci ñi démissionné woon la ba tax parité bi respecté wuñ ko woon ci liste départementale am lu jëm ci recours bi nga xam ne benn pàcc ci opposition bi dañ ko dugaloon ngir ñu neenal liste coalition Benno Bokk Yaakaar ndax ay parrain dañoo ëppoon conseil constitutionnel bi mujj na neenal ñetti recours yooye yépp ñu dugaloon conseil bi jàpp ne acte yi nga xam ne ministre bi yor wàllu élection yi moom moo ko jël sukkandiku ci article L79 L180 ak loi organique 183 bu code électoral bi nee na acte yooyee rek la mandataire yi mën a contester mu nekk kon nouvelle bu neex ci coalition Benno Bokk Yaakaar nga xam ne listam googu kon dina bokk ca jongante ga wante wute lool ak coalition gëm sa bopp mi nga xam ne conseil constitutionnel bi dafa mujj neenal moom it recours am gannaaw bi direction générale des élections dàqee ab listam ne ay parem jaarale wu ko ci yoon. waa Benno Bokk Yaakaar rafetlu bu baax a baax dogal boobu bàyyeekoo ci conseil constitutionnel Aminata Touré ne moom nag la ko metti mooy kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko naka démb. li mu gis mooy njiital parti Pastef lii démocratie Sénégal ñoru ko Aminata Touré di xam le ne la mu woote duñu seetaan muy am ci réew mi te it kenn du ko ca topp ñu ànd ci jano bu ñu doon amal ak taskatu xabaar yi ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ak kii di Maymouna Ndiaye Mar Dieng. gannaaw bi conseil constitutionnel daal di génnee décision yi nga xam ni moom moo mujj ci liste yi Aminata Touré di ko dëggal. bi ci njëkk mooy wax ne voilà kalaame yi ñu doon def ci parrainage Benno Bokk Yaakaar ñoom jël nañ ko teg ko fële dañu ne sax jarul sax ñu koy jàng kon parrainage boobu dañu ko validé ñu félicité ci vraiment suñu militants yi nga xam ne def nañ un travail sérieux sur l'ensemble du territoire ñu ngi leen di vraiment félicité. ñaareel bi mooy li ñu jël ci décision ci liste Yewwi Dakar ñu jël ci acte maanaam dañ koy nangu ndax ca début ba ñu weral ne yéen ndax démocratie nag aussi loolu dañuy am xëccoo yi ñun la ñu jàppoon mooy lu conseil constitutionnel décidé dara na ko nangu. tête de liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci ndaje bi muy ŋàññ Ousmane Sonko dafa gis ni kàddu yi mu yëkkati waru ko. moom bu jàppee ne am na loo xam ne nii xëy na lu li ñu bëgg mu woo doomu jàmbur yi ci benn ñu ne leen ay ci leen ñu ne ñoo leen yéen ngeen def bu amee lu mu bëgg nag parce que nag boobu après kenn du ko dégg mais loolu c'est pas acceptable c'est scandaleux tubaab naan scandaleux loolu kenn du ko nangu ndax Sénégal dëkku jàmm la démocratie dafa yomb ay sàrt na teg bu élection jotee bu wote. waa Benno Bokk Yaakaar teg ci ne fi mu toll nii ñoom seen tëralin moom moo leen soxal. ñun li ñu nar a def mooy ànd ak fulla ak fayda waxtaan ak Sénégal yi waxtaan suñu ay proposition ci domaine yu bëri muy emploi maanaam xëyu xale yi te président góorgóorlu bu baax a baax mooy électricité dañu xam ne depuis 2012 vraiment bëri na luñ ci faj muy infrastructure amul foo mën a dem ci Sénégal léegi amoo yoon muy ndox muy cadre de vie voilà muy jigéen ñi aussi suñu aada ak suñu cosaan. bi ñuy ndar képp ndaje bii nag amoon na benn taskatu xibaar bu jigéen bu ñu jotal songu ñi ko def rek mooy ndawu APR yi dañoo gis ni laaj bi mu laaj waru ko woon lii moo tax ñëpp daal di jóg ba mu mujjee fii.
ñeneen ñu àddu jëmee ci dogal bi conseil constitutionnel joxe tey ji moo di waa Yewwi Askan Wi mandataire national ba di Déthié Fall rafetlu ko waaye xam la ne nag ne du tax ñu wéer ngànnaay daañu def seen kéemtalaay kattan ba liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar ñu invalider ko mu bañ a bokk ci élection législative yi ñu teewlu ay kàddoom moom Déthié Fall ci micro Habib Faye. biñ koy dugal xamoon nañu ni tontu bi la ñuy jot parce que il faut décision am ngay soogaa di dugal recours ñun décision amagul woon mais tactique la woon tactique politique pour mën a xamal leen ni lii mi ngi ñëw bu décision génne liste Benno Bokk Yaakaar daanu dugalaat recours pour mën a wane ni ñoom respecté wuñu parrainage donc ñu biñ koy dugal xamoon nañ ni jotagul xamoon nañ ni dañuy tontu ni duñ ko mën a traité xamoon nañ ko ak suñu ay avocat mais ñu ñoo ko defee noonu parce que lépp loo gisee dafa am ay tactique yooyu demee. ba tey ci woowee wàll la ñuy des ak lu aju ci recours boobee nga xamante ne ji Déthié Fall mandataire bu coalition Yewwi Askan Wi jotoon na ko déposé lu aju ci coalition présidentielle di Benno Bokk Yaakaar conseil constitutionnel dafa gis ne maanaam yëf yi daal irrecevabilité da cee am bu fekkente ne sukkandiku nañu ci séance bu 21 mai 2022 dogal la it bopp bett na ñi bokk ci wàllu askan wi kii di Aliou Sow li mu gis moo di ci diggante Yewwi ak Benno Bokk Yaakaar dafa mel ne kon lu aju ci ak déggoo boo xamante ne ji kon du maanaam mënuñu déggoo ci woowile wala Abi Faye la ñu ci yàndal. ñooñu Cheikh Ahmed Tidiane Ba yu Médina yi tey ñoo daje ngir ñaawli li nga xamante ni mooy kàddu yi Farba Ngom honorable député yëkkati ci. mu doon loo xamante nit bettut kenn di kàdduk Aliou Sow mu wàllu askan wi. amul kenn ku mu bett ñëpp xam nañ ne Yewwi Askan Wi ak Benno dañu wane tëlee gu mat sëkk. mu ne sax mbir mi. dañu ko séddoo ci seen biir muy waa Yewwi Askan Wi ak waa Benno Bokk Yaakaar. yoon moom intéressé leen ñoom ñëpp a yem li intéressé mooy def ay pexe ay xoqatal ay tiital ay bàkku ba liñ bëgg ci muy jub ak mu dëng ñu doon daal di ko am. code électoral bi des nañ koy càmbaraat bu baax ci li ñeel wàllum substitution yi. sept sages yi ci seen boppam it dañoo rejeté recours bi nga xam ne Yewwi Askan Wi defoon na ko ñeel liste bu Benno Bokk Yaakaar ñi respecté wul woon lii di parité. bi ñuy soppi code électoral bi dañoo dindi tere lépp loo xam ne nii mooy dindi wala soppi ay tur yoo xam ne am na ay gàllankoor yu dul yenn cas yu leeroon nañ dañ nag lu amut ci yoon conseil constitutionnel am na sañ-sañu moom jàngatee ko nam ko gën a gëmee ne mooy li gën. def jëmbat ca place ba amuloon lenn. moom mooy tere loolu kon moom gisul lu war a tax tey conseil constitutionnel ñuy bañal ñi nga xamee ne que ki nga xam ne mooy mandataire Yewwi Askan Wi mu dem yóbbu dossier pour ñu changer ko. ñenn ñi gis ne sax ñoom ñaar ñi dafa am ab baara yëgu. ku nekk war ngaa jël conseil constitutionnel ba song loola bu amul rek jàppal ne ab dil bu ñu xaatim wala bu ñu déggoo ci nañ àndandoo déggoo. jaxase yoon wàcc yoon ba pare ku nekk mën a bokk ci mbir ma daal dina am. moo xam nga ànd ci moo xam nga ñàkk cee ànd ci motivation la tënku kon vraiment man damay ñaawlu trop wax yooyu di wax ne daal nañu delloo siwaat xel yi te xam ne dañu war a jox cër suñu justice gën a def confiance suñu justice. Yewwi Askan Wi bu Dakar jamono ji am na dëgg conseil constitutionnel bi may na ko mu changé ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci liste départementale am bi. njiital CDC Cheikh Ahmed Tidiane Ba di ko yëngu ci wàllu politique ci Médina moom ak ay militangam tontu nañu Farba Ngom ay kàddu yu Farba Ngom yëkkati woon ci émission face to face ci télévision Futur Média jëmee ko ci moom Cheikh Tidiane Ba mu xam le ne kàddu yooyu du def dara lu dul gën leen a dolli ak cawarte gën leen a yokk jom ngir ñu fexe ba ngoonu fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ñu am ndam lu rëy ci wote législatif yi reportage Mamadou Fall Youssou Baro. ñooñu Cheikh Ahmed Tidiane Ba yu Médina yi tey ñoo daje ngir ñaawli li nga xamante ni mooy kàddu yi Farba Ngom honorable député yëkkati ci télévision Futur Média ñoom nag ñu daje foofu lay kii di seen njiit ñëw fekk si leen Cheikh Ba jàpp ni rek jamono ji waxtaan bi mooy nees la ñuy def ba dajoo ngir Benno Bokk Yaakaar am ndam ci élection législative yi ñu dëkkmal. quand on parle d'engagement politique dafay poser problème militants yi jàpp naa ni loolu moo tax ñu génn seen xol jug waaye ma ñëwoon rek pour defal nit ñi ne leen
suñu camarade boobu xëy na lu mu wax njuumte la rek waaye ñun ñëpp benn lañu le président appelle à l'unité ñun de biir Médina loolu la ñuy ñaan yàlla on a appelé à l'unité autour de l'essentiel. L'essentiel est que ñu jox une majorité écrasante au président Macky Sall au soir du 31 juillet te defe naa loolooy am. Ndeye Seynabou Ndour jàpp ni Farba Ngom dafa juum ndaxte bu dee wàllu engagement kii di Cheikh Ba da ko am ba mat sëkk ndax boo dee xool fi ñu dooree ci 4000 voix ba yegg tey ci 8500 voix dafay wane ne rek Cheikh Ba dafa liggéey bu mucc ayib. te ku ne xamoon na ne 4000 voix la ñu amoon waa ki ñëw jóge 4000 voix dem ba 8500 voix mais kooku kenn waru ko yàqal ñu dañu liggéey Cheikh dafa liggéey te ñi mu àndal dañuy liggéey ku bëgg président Macky Sall na nga ànd ak Cheikh Ba parce que mooy jëmale Médina kanam. kon Cheikh Ba ki ñoñom ñu ngay sàkku rek ci ñi nga xam te ni ñoo di leader ci Benno Bokk Yaakaar wala mbooleem mu militant yenn kaddu yi ñagasi ñu moytu koo teg ci seeni moroom ndaxte li ëpp solo mooy cofeel jëm ci président de la république fexe ba mu am ndam. Mamadou Fall ñu waxtaanee leneen ci wàllu xibaar mu di njëg yi ak ni ñuy yokkee suñu réew di Sénégal mucc ca li koy firndeel mooy boo duggee ci marché bi daanaka lépp a seer muy ceeb di jiw di ndawal loo laal njëg neexuta laal lu ni mel nag tax na askan wi di sàkku ci gouvernement bi ñu sàkk ci pexe nu mu gën a gaawee ndax nit ñi lottu nañu reportage Cheikh Diop Pape Sangone Mbaye. ñu nekk fii ci marché Tilène légumes ndawal diwlin yeneen ni produit yoo xamante ni nag ñu ko exposé file waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo di clients yi ngir rek ñu daal di ciy jotee jafe-jafe la ndax njëg ki nga xam ne nag daal nañ koy yokk. Sénégal dara yombul vraiment surtout denrées alimentaires yi tamit war nañ si wax tamit ñu wàññi yëpp daan vraiment cher na moom cher na trop bëgg a boole location boole denrées alimentaires bu cher éducation des enfants et tout ça vraiment war nañ ko revoir. metti na nag waaye nag sant yàlla. waaye affaire yi daal seer na buñ ñu ko génnee mën a wàññil dina baax. jaaykat yi la nag bokkul li nga xam ne nag moom moo di lu ni mel ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di jëndkat yi ñoom ba tey di xam ne rek ne du seen coobare benn yoon bu lu ni mel amee. kilo yàpp instant fu mu nekk nii 3800 la ñu jaay marché Tilène waaye si dégg-dégg kilo yàpp 4000 war a jar parce que ñu ngi jënd kilo yàpp 3600 ak batoir bokkul ak paas ak lu ñu fay fere yëpp ndax seeraay. nag yi lu mu seere bagage yëpp daal moo seer waaw lépp seer na torop seer na da ngay dugal sa xaalis ba pare pour mu génn sax problème la. Sénégalais yi nag di sàkku ci gouvernement bu Sénégal ñu gën a doxi jéego ngir rek wàññi lépp lu ñeel wàllu dund gi ndax itam ci la jamono askan wi lu ñu jànkonteel métti na lool wàññi lu ni mel dina mën a tax ñu dund ci seen teeg bakken. ci yooyu la jamono fële ca zone centre des Niayes baykat yi soble ya fa ñoo ngi ci jaaxle sabab li moo di soble sa moo tàmbalee yàqu ci seeni loxo li ñu bay ci soble ren ëpp na bëri na kon ndax ña ngay wax lu jege ko 100 000 tonnes waaye ña ko bay di baykat yi fare ci diwaanu Daaru Xuddoos Diogo Nooto ak Guy Jama gis nañu ne daal bu ñu leen wàlluwul soble soosee dana yàqu seen loxo te it perte bu rëy lay doon ci ñoom ñu ànd ci ak Cheikh Anta Diop. ngi fii ci Daaru Xuddoos ci zone des Niayes centre fu sa bët yam da ngay gis ci tool yi ay tonni soble yu yàqu ñu jal ko baykat yi nee nañ soble bi ñor na amuñu fuñ ko jaayee ba lépp ngi yàqu ci àll bi. ñu ngi ni soble baa nga ne weret bu ñu xëyee dañuy tonni bu nëb bi ak bu nëbul bi bu baax bi li ci tane ñu yóbbu marché bu ndee moom am juróomi fan ñu sotti solaat kilo bi ñaar fukk ak juróom bu bon bi fukki dërëm te léeg-léeg sax du jar dañ koy tibb di ko maye saako engrais juróom-ñaari junni gasoil bi yokku na sunu góor ñi daal sonn nañu. Ibra Ba nekk ci zone centre Niayes nee na lu toll ci 20 junniy tonnes ren ji de bay nañu ko ci soble waaye nag njàmbat li benn la. bari na loo xam ne yàqu na fi bañ gas ko suul. 52 000 tonnes bay nañ ko daaw te fii ñuy wax ak yéen li ñu bay moo ëpp li ñu bayan daaw. daf ko doublé dafa doublé foofu dem nii la mel. jale ko Wota Jembaalo Jogo ba kere ngay dem xonq yooyu soble baa ngi fi mi ngi yàqu ci àll bi fi ñu toll nii depuis mu ñor. ñu ngi koy jaay mais doxin bi marché yi ku ne gis na li ne ci soble yi. yaakaar nañ ni nguuru Sénégal war na mën a taxaw ci soble bi ba bu ñu bayee ñu mën koo jaay ndax kat soble fi ñu toll Daaru Xuddoos bi rek mën naa yor soble ci Sénégal. suñu sañoon nguur gi yokkal na fu ñu denc. ci nguuru Sénégal génn na benn 1 milliard boo xam ne da koo joxe pour ñu jënd soble bi Sénégal yëpp boo jëlee 1 milliard jox leen ko
loolu yaakaar naa ni lu tuuti la. ci mbayam soble mi ren ji baykat yi de nee nañ bu ci nguur gi jógulee baykatu soble ren yi daañu tumuranke. waxtaane wàllu aada ak cosaan ak biennale Dakar te bi ñuy amal ñaari artistes yu ca wanewu ci wan anam moo di Colobane la ñu nataal ko ci Colobane ak marché bak na mu demee boo ko timee da ngay jàpp ne fii yaa ngi ci marché Colobane muy li ngeen di gis ni lii amee ci xew-xewu aada ak cosaan bi di biennale Dakar Ibou Diouf la ñu ci yàndal ci ay leeral. ku ne marché Colobane sa xel mënees naa dem ci marché bile muy marché bu xumb tamit ñu bëri ci askan wi di fa tase. loole la Binet Cissé mi ak Fally Sène fësalaat ci exposition bi le ñu jaarale ko ci cosaan ak aada lool la ñu duppee le chaos de Colobane. daanaka daal ñi nga xamante ne dañuy liggéey tey am tey di wut lu ñu xëy jaay di yëngatu daal di daan seen i doole donc ci loolu laay jéem a gëstu pour xool seen dund léegi ak ni ñu occupé dëkk bi ak décor bi nga xamante ne daal ñu ngi koy présenté. exposition bi tey li waay si def nii mooy marché Colobane. ku nekk xam nga fan mooy marché Colobane ndax ku xëy suba da ngay dem marché soo demee marché ay nit yu baax nga fay fekk ay jaaykat nga fay fekk ay góorgóorlukat nga fay fekk yu ñëw di daan seen doole. ñu ne nag liñ ci jublu mooy fësalaat weneen xar kanamu Colobane loolu tamit ñu faral di ko fa gis mu am solo lool ci dundinu askan bi. voilà ma représenté ci Colobane parce que fa laa juddoo fa laa yoroo fa laa màggee fa laa xam te li ma liggéey daanaka quartier boobu moom moo ma inspiré mën naa ni. artistes yi jàpp ne li ñu gis ci marché Colobane moo des nañ ko gis ci askan bi rawatina ci yeneen gox fii ci Sénégal wala tamit ci yeneen réew ci Afrique ñu ne lu am solo la ñu koy fësal. matière bi may utiliser yu may gis la rek yi nga xamante ne mooy daanu foofu ma xool ko mu may jàngal ma am ci njàngat yoo xamante ne daal jox na ma pour ma jël leen jëriñoo leen daal. tey il a montré que moom man li mu teg fii jaaykatu këriñ baa ngi ci jaaykatu ngooñ baa ngi ci car rapide baa ngi ci lépp ngi ci loolu day wone rek métier yi nga xam ne tey am na yu bari dañ ko fàtte mais suñu leen jëlaatoon dina créer emploi bu baax ci dëkk bi. Binet Cissé ak Fally Sène Sow sukkandiku ci biennale Dakar bile ngir fësal seeni liggéey loolu ñu duppee le chaos de Colobane ñu gis ne rek lu am solo la te lu mat a fësal la moo tax ñu jaarale ko ci seeni liggéey bi la. lu jëneel ba léegi biennale bi am na ñaar fukki barab ak ñett di ay site d'exposition yoo xam ne samp nañ leen ci diwaanu Ndar ñu bëgg moo di artistes ya fa fare ak ñee jóge bitim réew la ñuy exposé ñu gën koo mën a fësal ca centre culturel régional de la ville bu Saint-Louis boobee am na exposition photo ak i peinture muy tableau yoo xamante ne ji Guet Ndar bi noonee la ñu ko tuddee ñu ànd ci ak Ousseynou Diop. Biennale of bi nga xamante ni nag fii lañ koy amale ci diwaan Ndar gi dina taxaat dëkk bi daal di dund ñaar fukk ak ñett ci ay site exposition nag daal nañ koy amal fii lépp lu jëm ci wàllug ay exposition photo daal nañ koy def ci fi nga xamante ni mooy centre culturel régional Gendar bi lañ ko daal di duppee muy wane quartier Gendar solo bi mu am ci diwaanu Ndar. waaw biennale bi actuellement nii ñi ngi koy dund mi ngi commencé di dox carrément boo xoolee Saint-Louis am na à peu près 23 sites d'exposition. donc boo xoolee presque chaque jour am na benn vernissage bu am quelque part et cetera. Gendar Paul Jolicoeur moo ko daay def di doomu canadien ànd ci ak ay artistes yu nekk ci diwaanu Ndar Géej juróom-ñaari at la daal di def photo yu ni mel ngir mën a wane xar kanamu Gendar. Gendar la tudd benn canadien bu tudd Paul Jolicoeur moo ko def. photo yi mën naa ne am na 7 ans bu ñu ko liggéey ak léegi donc mi ngi nii ñu delloo si waat fii nii donc nit la woo boo xamante ni Gendar daf ko neexoon. comme ni muy tuddee Ndar ak côté Gendar bi nee na mooy Venise u Afrique. exposition yu mel nag dina may artistes yu ndaw yi ñu daal di mën a gën a xarañ ci seen wàllu liggéey. waaw dina permettre artistes yi mën a gisante seen biir gën a mën a yokk aussi seen liggéey et cetera donc voilà permettre aussi que public bi aussi di xam lan la artistes yi di liggéey lan mooy seen njëriñ quoi aussi ci seen société tout ça. Biennale of bi ñu amal ci wàllu Ndar nag ay exposition photo lañ ci amal exposition de peinture ak yeneen yu ni mel lépp nag ngir mën a jàppale artistes yi nga xamante ni ci dëkk bi la ñu fekk baax. ñaar fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru novembre ca la ñuy amal ñetteelu édition Grand Carnaval de Dakar ponk biñ ci jàpp moo di tàggat yaram ak culture ñu jàpp ne nag culture alpulaar la ñu fas yéene gën a jëmmal ci bile édition.
conférence de presse bu ñu ci doon amal doon ci teewaayu Baaba Maal mi nga xam ne moom la ñu bàyyile bile édition ñu ànd ci kàddu yi leeral yoo xamante ne ji Babacar Niang di directeur artistique ak Baaba Maal moom it di parrain carnaval bi dénk nañu ko Ibou Diouf. carnaval li ngay boole mooy bëri c'est-à-dire musique mi ngi ci biir fecc mi ngi ci biir gastronomie mi ngi ci biir donc lii ko ci carnaval bi mooy que mu nekk benn tableau final de l'ensemble des activités culturelles yoo xam ne am na à travers tout le Sénégal comme ça bu ñu dajoo nekk benn ci la ñuy gën a fort parce que ku nekk yaa ngi def sa carnaval sa festival quelque part mais je pense que dafa manqué benn tableau fort au Sénégal moo tax ñu initier carnaval bi aujourd'hui. il faut que li ngeen wax nii ci carnaval bi le territoire l'intérieur du Sénégal et ça existait avant avec tout ce qu'on a comme ressources naturelles, tout ce qu'on a comme jeunesse, tout ce qu'on a comme artistes, tout ce qu'on a comme toutes ces femmes qui s'engagent, qui se donnent la main, qui se battent pour quand même élever la voix pour faire avancer le continent. Donc, je pense que un carnaval comme ça, et ça, c'est bien que ça se passe à Dakar. Par quoi qu'on dise, Dakar c'est la capitale. Il faut un grand événement au-delà de la biennale. Il faut en tout cas, bravo et merci beaucoup. Et je pense que les journalistes, sincèrement, vous pouvez jouer un rôle très, très, très important. ña ngay amal ci diwaanu Fatick 48 heures phase finale régionale ak départementale sport scolaire ñi koy def di académie bu Fatick ñu jàpp ne nag wàllu tàggat yaram ci école yi mooy yoon wi gën a gaaw ngir delloo nit ñi ci jikko yu baax yi waaye it bàyyi xel wàllu civique ñu teewlu kàdduy Cheikh Yaba Diop di inspecteur académie bu Fatick mooy président comité relance et gestion sport scolaire ca Fatick dañ koy déglu ak Aminata Goudiaby. sport scolaire li ñu si jublu mooy jàngal xale yi tàggal leen si fair play si njub si discipline si yar mais en même temps aussi fexe ba mën a gis ay talent yu nga xamante ni si dañ leen di ràññee topp leen encadré leen pour que ëllëg Sénégal am ay sportif ak ay champion loolu mooy objectif sport scolaire tey jii li ñu doon gis si ay violence si ay xale yu xeex di wër réseaux sociaux yi nañu wane lu nga xamante ni si xale yi def nañ ko mooy jongante si yar si teggit mais en même temps fair play li ñu si wut si mooy yar bi mais du question gagner coupe gagner médaille gagner trophée mais dañoo bëgg xale yi tey jii bu ñu fi jógee am beneen jikko am neneen nu ñu gisee àdduna xam ni effectivement vivre ensemble lu am solo la moo tax lépp lu ñu def ci sport dama ni dañ ko yokk bu ñu ko yokkoo dinañ gis ni bu ci kanamee dañ am résultat yu mucc ayib ci yaru xale yi mais ci sur le plan sportif. ngeen baal ñu ma dellu gannaaw tuuti am lu ma leen dollil ci xibaar bi ñu ubbee woon mu jëm ci génnuk àdduna Abdoulaye Ndiaye di Ndiaye levée du corps bi suba la bu 10 heures jotee ca Jàmmalaay nekkul Pikine waaye ca Jàmmalaay la ñu amalee levée du corps bi moom Abdoulaye Ndiaye di ñaan yàlla sunu borom xaare ko àjjana oyoful suuf ci kawam teeru kook malaaka yërmande njaboot gi mu fi bàyyi sunu borom teg ci loxo. fii la ñu yem mbokk yi ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi ñu fanaan jàmm.